Diaspo Actu. Vous écoutez Diaspo Actu. asalaamaaleykum mbokk auditeur Diaspo Actu yi ñu ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di la jox sa wàccuwaay. tey moom dañu dellu si waatoon di waxtaan ak yéen ci mbir mi nga xam ne moo lëmbee réew fu mu toll nii mooy coow lu Ousmane Sonko ak Adji Sarr. ñenn ñi nee nañu mbirum mœurs la ñenn ñi naan mbirum judiciaire la ñenn ñi naan mbirum privé la ñenn ñi naan mbirum politique la waaye tey li ñuy jéem a def ak yéen mooy càmbar mbir mi dem ba ci biir xuus xam lan moo ci nekk dëggantaan. pour ñii di wax ne mbirum privé la dama naan déedéet ndax bu doon loolu ministère public du ci dugal loxoom ndax état amul dara lu muy def ci vie privée wu nit ki. waaw la nga seq ak sa soxna wala la nga seq ak sa borom kër sa biir kër dans un cadre strictement privé kooku amul dara lu ci état di ci dugal loxoom kon kooku mënuñu ci wax ni mbirum privé la amul dara lu ci privé. beneen bi mooy ñu ne mbirum mœurs la waaw nag dafa mel ni gars yi itam dañuy xaw a di foo tuuti wala boog question de compréhension des termes la waaw du mbirum mœurs mënul nekk mbirum mœurs te loolu tam il faut faire très attention ci terme yi ñuy utiliser ndax mbirum mœurs mooy lu nga xam ne kii dañ ko baaxoo di def ay habitude la damay renvoyer ku ci nekk kuy déglu émission bi ci définition bi maanaam habitude nit ki wala benn société ay habitude la waaye newul ne que loolu mooy en fait mooy loi parce que tey dafa mel ni ma jox la exemple ñu ne dëkk sangam de foofu dañ fay exciser maanaam dañuy fay xarafal ay jigéen kooku seen coutume la. waaye nag pourtant loi dàq na ko loolu moo tax des fois dañuy boole coutumes et mœurs maanaam ñaar yooyu des fois dañuy xaw a ñuróom donte am lu leen wutale tuuti waaye ñoom dañuy xaw a di boole lu nga xam ne nag bokkut dara ak li loi tëral kooku il faut mu leer. tey tamit ñu def ci attention ci ñaari termes yi mais bu ci njëkk bi ñu wax ne vie privée la beneen bi ñu wax ne affaire u mœurs la parce que quelque part ñu ngi préparer xel nit ñu mel ni ñu ci insinuer dara maanaam jéem a xalaatloo nit ñi ne que am na lu nga xam ne donte peut-être ne que siif amu ci waaye am na lu nga xam ne daal góor ak jigéen da ko fa séq ba mu war a doon lu privé wala mu doon lu nga xam ne peut-être que ñun sañuy ay aada dàq na ko mooy lu nga xam ne lu jëmee ci ay ñaawteef il faut faire attention. kon bi ci des léegi muy mbirum judiciaire waaw mbirum judiciaire la kooku mën nañ ko nangu ndax tey dem na ba ci loxo yoon kon mënul bañ a nekk mbirum judiciaire waaye est-ce que mbirum judiciaire kese la. parce que li ci xaw a doy waar mooy fu mu nee nii maanaam acteur politique yi ci wax dañoo bëri loolu ba nga xam ne tey mënuñu ci teggi loxowu politique kon mën nañu jàpp ne tey nii mbirum politico judiciaire la ba ci sax ki nga xam ne tey mooy défendre ki ñu naan Adji Sarr kan mooy défendre Adji Sarr mooy maître El Hadj Diouf kan mooy maître El Hadj Diouf moom mi nga xam ne tey nii moom déclaré na clairement ne que moom dafay doon candidat en 2024 kon candidat au présidentiel la kon kooku mbirum politique am leer na mu nar a défendre benn dossier bu nga xam ne que contre benn adversaire politique am la foofu na dama bëgg ñu taxaw fa tuuti parce que dafa am lu doy waar lu nga xam ne dans un pays sérieux loolu war fa am ndax fii dafa am lu ñuy woowee conflit d'intérêt ak lien d'intérêt dañu xaw a ñuróome ba tey bokkuñu conflit d'intérêt lu tax ndaxte tey nii ñëpp xam ne ñu nekk Ousmane Sonko adversaire politique am la donc buy plaider dossier bi dañ dul xam objectivement ndax moom dafay défendre xale bu jigéen gi wala bokk dossier bi porox ndollal la ko def moom mi pour mën a éliminer benn adversaire politique am ndax gis nañu ay sortiyam balaa sax problème bi di jib lu mu doon teg ci kaw deru Ousmane Sonko donc leer na ñëpp lien d'intérêt bi nag mooy que tamit daf ci am lu mu ciy gagné moom mi ndax bu fekkente Ousmane Sonko bokkutul ci course bi te moo ko gën a populaire kon boobaa dafa mel dañ koy xalal yoon gi ndax moom mi moo leen gën a xam ne que Macky Sall mënul nekk candidat en 2024 d'ailleurs mu ngi koy wax clairement donc xam ne que Macky Sall mënul bokk c'est que moom dem na mburoog soo ñëpp xam nañ ko kon ki fi des mooy Ousmane Sonko c'est l'homme à abattre donc fu mu nee ni kooku étant donné que moo ko gën a populaire bu dee dem nañu ba nga xam ne bokkutul ci course bi dafa mel ni dañ koy xalal yoon gi ngir mu dem nekk président au Sénégal léegi des na nag ci Sénégalais yi ku ci nekk xool ndax bëgg ngeen maître El Hadj Diouf comme président kooku du ma ci wax damay bàyyi appréciation ku nekk ci wàllu politique bi gis ngeen fan ñi saa yu waa majorité bi génne dañuy faral di wax ne ki nga xam ne moom toppul sax sañu ginnaaw lan la ñuy am jot naan dañ koy complot loolu doy waar la ndax boobu ñu ngi nekk di travailler xelu sénégalais yi
ndax lii leer ñëpp y compris maître El Hadji Diouf bi comme ni ma ko waxee mooy que Macky Sall 2024 mënta nekk sax candidat bay gagné kon mu nekkoon premier nekk deuxième amu ci benn solo li ko itteel fu mu nee nii mooy kan moo fi nar a toog ndax Sonko moo ci gën a jekk moom la nit ñi bëgg moom la jeunesse bi topp kon kooku tey bu fi toogee te dafa fas yéene teg affaire yi ci yoon te bu ko tegee ci yoon mooy fii Macky Sall la bañoon dem ba tax muy dem di ñaan ndimbal ci sëriñ si jamono yi Wàdd boobu nag boo deful nank fa la jëm donte ñaan lu ñu ko mu wax ay njoñam kon tey nii ñoom ngandim kabal la mooy que nañu feexe daal ba waa ji bu mu fi toog léegi nag comme ni mu ko qualifié neen c'est chose sale la mooy yu tilim yi te nag xam nañu bu baax nekk buur moom du def mukk la sale boulot day neen rek gars yi ku ci nekk daal fa nga mënee na nga mënee feexe leen ba ñu faagaagal kii waaye nag dem ci effectivement di wax ni nit ki nañ ko teg lii wala déet léegi ku ci nekk rek ca pàcc ba nga mënee ñi nga xam ne dañu war a dem ci réseaux sociaux yi dañuy dem ci réseaux sociaux yi ñi nga xam ne dañu war a dem ci plateau télévision yi ak rajo yi di fa dem noonu la ñuy defee ñi nga xam ne nag moom ay ndëgg sërëx la ñuy teg ñooñ tamit ci loolu la ñuy liggéey ku ci nekk daal maanaam mooy daal équipe bi daal ku nekk fa nga aayee na nga fa wane sa bopp. mu am nag beneen mbir mu nga xam ne jaaxal na ma loolu ma ciy poser question na di ci interpeller conseil constitutionnel bi ci boppam directement mooy ci biir constitution bi dañu wax ne que képp ku nga xam ne que yoon mës na la daan lu weesu 2 weer même bu fekkente ne sursis la mënatoo nekk candidat looloo daal Khalifa Sall looloo daal Karim Wade moo tax mënutuñu bokk même Barthélémy Dias moo tax mënutul nekk et pourtant ay profil la ñu nga xam ne ñoo ñëpp mënoon nañu tey bokk ci langue gi waaye El Hadji Diouf comme par extraordinaire kenn toppee ko ci loolu ñeneen nañ ma ne mais du Sénégal lañ ko condamné déedéet ndax constitution ba muy wax deful délimitation géographique dafa nii rek képp ku nga xam ne mus nañ ko condamné rek fa la yem bu préciser woon nag au Sénégal ñu xam ne ko kon Sénégal kese la yem parce que bu dul loolu mooy que benn Sénégalais mun na nekk ci beneen dëkk def fa ay njombe def fa ay crime ba ñu daan ko lu ëpp loolu mu ñëw fii biir Sénégal ne dafay nekk candidat dem ba nekk suñu président dafay doy waar xel nanguwul loolu beneen bi mooy xam ngeen tey ni sa gam ne sax oto mënoo ko sàcc benn dëkk ñu déclaré ne fa dëkk boobu nekk oto bi dañ ko sàcc nga ñëw dëggal dowal Sénégal ndax am na ay convention yu nga xam ne dañ ko signé ak yeneen dëkk yi ba tax li loolu mënul nekk donc tey fu mu toll nii El Hadji Diouf ci lu leer bu fekkente ne le loi rek la ñuy wax mënul nekk sax candidat yu mel noonu nag moo am sañu biir réew mi ay affaire yu doy waar yu nga xam ne des fois nit ñi tamit duñ ci bàyyi xel alors que lii lu flagrant la mu jéggi dayoo loolu nag te nag moom xam na ci dara ndax El Hadji Diouf ku yeewu la moo tax ci plateau yi bu ñu tuddee mbir moobu rek nga gis mu daal di commencé am nu mu waxeex nit ñi jaxase carte yi rek pour xool nu mu ci génnee waaw waaye li leer ba leer mooy que cour bi ko condamné cour d'appel la cour d'appel mooy lan mooy que première instance amoon na mooy que njëkkoon nañ ko daan mu def appel ci appel bi lañ ko daanaat loolu léegi nag lañ ko jiiñoon ñu ne dañ ko jiiñ siif loolu ndéem crime la cour d'assises mooy gérer lu mel noonu waaye nag ci léeg-léeg boo amee ay avocat yu xariñ parce que tamit siif lu jafe démontrer la ndax conditions yi comme ni ngeen koy faral di déggee ci télévision yi gars yi di koy wax ak ci rajo yi mooy que nit ki il faut que mu teg la pression teg la contrainte mu doon surprise wala menace sax yi demee noonu mu am ñeenti conditions yi nga xam ne que loolu tant que loolu c'est pas avéré mënuñu wax ne que siif am na fa waaye nag tubaab bi dafay def distinction entre viol ak agression sexuelle benn bi bu njëkk bi viol bi siif bi boobu cour d'assises la crime la mais beneen bi tribunal correctionnel moom moo koy toppatoo te bu koy toppatoo
te gis nañu tey nii d'après les chiffres en France 80% wu mbirum siif yëpp dañ koy requalifier li ñuy wax requalification maanaam lii la ñu waxoon au départ waaye bu ñu xoolee gis les éléments à charge xool les éléments à décharge dañu naan ah bon lii waaw am na lu des bu ñu mën a wax ne nag wax dëgg-dëgg siif la waaye tekkiwul ne que dara amul bu ñu gisee loolu nag si la ñuy jël nag requalifier ko wàccee ko tuuti mu doon li ñuy wax agression sexuelle Maître El Hadj Diouf loolu lañ ko daan affaire boobu nag bu amee may gis muy balballu ci plateau télévision yi nan moom dafa dem def test ADN loolu dafa nekk lu obligatoire du question daf ko bëgg wala bëggu ko dafa obligatoire parce que képp ku ñu xas fii daan France ci mbirum agression sexuelle gars yi dañ lay yóbbu dem jël sa tëfli photo la am fu ñu koy garder tëfli boobu dinañ ko denc lu toll ni 14 ans na ngeen dem ko def ay recherche ci loolu di ngeen gis pendant 14 ans comme ça bés bu fekkente dafa am yu mel noonu yu am bu dee dañuy wax nit ki par exemple comme li ñuy wax ni ay dañuy porter plainte contre X xamuñu kan la dañuy xool la ñu fekk ci ku jigéen ki ndax méngoo na ak ñoom la ñu am ci seen banque yi maanaam la ñu denc ci ay ADN ay nit yu nga xam ne faral nañ def lu mel noonu pour xam kana kon li muy wax Sénégal wute na loolu ak li am Maître El Hadj Diouf boobu kon tey nii normalement ci yoon sax bu ñu waree wax ci éthique ak déontologie moom dafa waroon mën a dem taxaw fee et sax ma yokk ci sax élégance ndax ku mel ni par exemple Cheikh Yérim bi mu amee problème bi gis ngeen ko coow li bi mu jibee ba léegi tudd ci benn yoon par décence ak élégance li ñuy wax il faut avoir un peu de tenue bugg ci woon wax parce que jaar-jaaram ndax foofu bu waxee sax même bu dee dafa li mu wax dëgg la lay doon mën nañu ne non yow amuloo dara lay wax ndax loolu lu mel nii mosoon nga am jafe-jafe yu mel noonu moo tax nag par décence mu daal di retiré te boobaa nag ma ci félicité aussi équipe bi nekk jàkkaarloo ndax xam naa ne lu mel noonu ñoom waxtaan nañ ci du lu ñuy fësal mais boo gisee ne caw loolu puisque moom moo lëmbee léegi jàkkaarloo doo ko ci gisati loolu lu rafet la pour ñu mën a jàll objectivement ci wax mi kon nag El Hadj Diouf tamit noonu la waroon def te ay confrères am waroon nañ ko mën a wax bu dee waxuñu ko ba noppi lii moo tax nag ci dëkk yu yëpp yi ngay gis yu nga xam ne dañoo respecté seen bopp kii nga xam dafa bëgg a nekk président ne moom samp na ndëndam candidat la ci ba mu ko waxee si lay jël robe avocat am teg ko de côté jublu ci leneen ndax ñaar yooyu ànduñu ndax li mu leen expliqué sànq bu ñu desndee ci mbirum politique nag mu am lu xew vendredi bi passé ci plateau jàkkaarloo mu doon lu doy waar ki ñuy wooyee Birama Ndiaye ci kanamu téléspectateur yépp en plus direct la woon wax confirmé bu pare ne mu ngi assumer nag ay propos kon loolu amatul dellu ginnaaw wax nag avec force ni moom wax na ñaari yoon ak ki ñu naan Adji Sarr waxtaan nañ ñaari yoon te kooku toujours même version bi da ko jox nee na ko moom demoon na 1 mois avant gendarmerie dem porter plainte waaye ñooñu jëluñu plainte am ndax amuloon ay preuve ñu ciy gërëm tamit di ci sant waa gendarmerie bu dee loolu am na ndax tamit lu toll noonu comme accusation nga ñëw def ko te indiwoo preuve lu doy waar la mu ne it tamit kon moom bii xale bu jigéen bi demee foofu kon moom di xaar Sonko ñëw dañ ko tendre piège kon nag mooy complot bi ñuy wax rek ndax pour tendre piège moom il faut nga def complot maanaam il faut nga am ñoo bokkal waxtaan gi teg seeni plan pour mën a am la ngeen bëgg kon complot am na tu dëgg kon moom affirmé na justement thèse complot boobu te li ma leen wax sànq bu fekkente ne benn ci 4 conditions yooyu réunirul
ma rappelé ko mooy pression violence menace wala surprise mënutuñu wax ne que siif am na fa te nag li gën a graaw ci loolu yëpp mooy que moom ñi àndax moom sax ànduñu wax moom ndax ki nga xam ne moo waroon mun a joxe pièce maîtresse bi muy certificat médical bi moom bi mu joxe nee nañ ci ne moom de dafa jotewul sax fab ak góor kon ñi may dellu si ci mbir ñu doon wax affaire privée kon affaire privée sax amu fa ndax ñoom dañoo sequl sax ba mu yem affaire privée bu fekkoon dañoo seqoon waaye amul siif amul ñu ne affaire privée la waaye certificat médical bi setal na Ousmane Sonko ba mu set wicc ne sax dafa amul sax fa ñoo jegante woo bokk ci diggante góor ak jigéen ñuy gendarme yi tamit yemuñu foofu dem def li ñuy wax réquisition à personne qualifiée dem ci nit ku nga xam ne que moom loolu mooy liggéeyam beneen médecin pour am ñoom ci seen firnde bopp ñu ne ko kii tamit jegewul góor jegewu ko boobaa nag dafa mel ni rek ndeysaan aji ñëw rek nee leen léegi ñëw rek fekk la nga taxaw nee la léegi bul ma wooyee te aji démb laa jógee màkk del ma wooyee ajaa talal la passeport am ngoo bi passeport bi gis ne que tampon amu ci tampon aéroport amu ci benn tampon aéroport amu ci te bu fekkee ne yàlla dafa def na nga am ñuy liggéey aéroport nga ñu laajal la seetal xoolal la caméra yi xoolal la lépp ne ñu ne la fii de amul kenn ku fi tudd aji ku fi jaar dem màkk ci volu màkk yi ñu am nii léegi nag est-ce que da ngay continuer di wooye aji googu aja donte nag ñaanal nañ ko mu dem màkk wala da ngay xam ne que rek moom ay naxe mbaay la gis nga Sénégal il faut que nag ñu xaw a yeewu tuuti bàyyi caaxaan gi tuuti bañ a fooyee sañu bopp ndax nee nañu nag mag buy fooyee boppam bu mu mere ku koy fooyee yu mel nii nag lay sañu mbokkoon nasaraan yi di gis si ñun nan ñii de moom dañu ci xeeb ba sañ ñu def yenn yi ndax lu ne fang ñu ne dañ koy jeex te nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca gannaaw xam nañ ci dara de moo tax nga leen di dégg tey ñuy wax naan appel à insurrection te appel à insurrection wax bu mbir bu doy waar la il faut que ñu daal ñu feexe daal nuñ ko tàqalee ñoom fu il faut que ñu def ko te insurrection mooy nga jóge bërëb sàngam jëm bërëb sàngam ngir dem attaquer kenn lu mel ni président comme li Macky Sall la woote woon 2011 waaye toogal sa biir kër ku la fa nar a fexel nga bañ loolu boo demee bay jël di ko jaawale ak jugal nga attaqué nit soit nag boog ñeme nga yàlla loolu wala boog ñeme nga fen loolu benn ci ñoom ñaar daal ci loolu nag ñu leen di jox dig daje ci édition bii di ñëw ñu leen di toppal affaire Ousmane Sonko bi ak Adji Sarr fii ak boobu nag ñu leen di dénk suñu borom di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatu di leen bàyyi ak morceau Souleymane Faye bi waa Sénégal tey lu leen waa nguur gi tey du leen waa Sénégal tey du leen bu nay mburaago yi tey du leen